auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmani rahim mbokkee xarit yi ñi ngi amaan mbégte di leen dalal ci seen émission juridique balance di amaan mbégte rek di teewaat fii comme niñ ko baaxoo di def mardi bu jot ci waxtu wile ñu dellusiwaat tey ci série de numéros yi nga xamante ne dañ koo jagleel lépp lu jëm ci wàllum problème foncier li nga xam ne dañ koy nemmeekoo ci gox yu bëri ci dëkk bi ñu tàmbali woon ko fële ca gàddaay ca géejawaay mu mel ni sax diggante bi nga xamante ne moom mooy procès bi doxoon diggante ak seen promoteur bi leen indil seen jafe-jafe daanaka verdict bi wàcc na mu mel ni kon ki ñu joteloon tribunal teg na ci moom ay daan yoo xamante ne war na ko tëdd ay atub kaso yu mu war a tëdd waaye tamit ndàmpaay boo xamante ne war na ko fay ba ñu jógee gàddaay demoon nañ Tiwaawoon Pël ñàgg ñoom tamit am na beneen jafe-jafe boo xamante ne expropriation pour cause d'utilité publique lañ leen indil waaye tamit mu mel ni kon li nga xamante ne moom mooy exigence bi loi bi teg ci table muy indemnisation préalable nekk na loo xamante ni ça fait défaut ba taxoon kon ci jotaay yële weesu waxtaane woon nañ ko fii bu anam yu mu gënoo yaatoo bañ ci jógee tamit mbokk yi dalaloon nañ fi les victimes d'Agir Imo ak SCAT Afrique ak ñeneen ñi nga xamante ne daanaka ñoom li nga xam ne moom mooy seen jafe-jafe mooy escroquerie portant sur le foncier ak tamit yeneen mbir yi nga xamante ne jàlloon na fi tey ji nag ci jotaayu tey bi ñi ñu fi dalal mooy les impactés du TER ñu dalal fi collectif national des impactés du TER muy train express régional bi nga xam ne un projet de l'état la boo xam ne ça porte sur le transport terrestre bi nga xamante ne daanaka dafa war a dox ci diggante bu gudd jógee fii Dakar jaar Diamniadio AIBD ba plus tard sax war a yegg ba fële nga xam ne moom mooy Saly Mbour ak tamit Thiès waaye mu mel ni projet état boobu tamit ba mu fi tegoo am na ay jafe-jafe yu bëri yoo xamante ni jur na ko loolu waral tey jii ni ñu def ci jotaay waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy population yi mbooleem ñi nga xamante ne ay victimes lañ teew nañ ci jotaay bi waaye Yëmbal teew nañ fi Thiaroye Rufisque Pikine Kër Mbay Fall ak yeneen gox yu bëree bëri yoo xamante ne ñoom ñu ci nekk rek dañoo lorale ci kër yooyu nga xamante ni dañ ko war a yëkkati waaye tamit train bi war fa jaar waaye tamit ñoom li nga xamante ni moom ñooy population bi ñoom naam d'accord nañu ak projet bi nga xamante ni état bi indi na ko waaye ci wàllum ndàmpaay ak li nga xam ne moom mooy barème d'indemnisation yi foofu la ute bi nekk waraloon kon tey ñu dalal fii collectif national des impactés du TER am ñeent ñoo xamante ni ñoom la ñu tànn ci ñoom dalal leen ci plateau bi ñu indi nar ci waxtaan ak ñun kenn ki ñoom mooy Ibrahima Cissé di coordonnateur national bi moom teew na fi monsieur Cissé ñu ngi lay dalal. asalaamaaleykum donc ñu ngi nuyu waa Sénégal di nuyu mbokk yi nekk ci diaspora bi di nuyu àdduna bi yëpp parce que Walfadjri dafa nekk télé boo xamante ni dafa couvrir monde yëpp moom la ñu choisir pour di ko seetaan puisque information yi ñuy joxe dafay véridique te dañ koy gëstu mu leer nañ. keneen ku ñu fi dalal mooy Makodou Fall moom tamit ci vice coordonnateur collectif national bi la bokk moom yaakaar naa ni waa tribunal mi nañ ko bu baax a baax monsieur Fall ñu ngi lay dalal. waaw merci beaucoup Pape donc di remercier ñëpp di remercier mbokku téléspectateur Walfadjri ak Sénégal ak opinion internationale ñëpp donc di la gërëm si sa invitation bi ñu invité en tant que représentant du collectif des impactés du TER merci beaucoup. jërëjëf Makodou Fall waaye Rufisque tam teew nañ fi Babacar Gueye moo leen fi teewal. ñoo ngi rafetlu émission bi ñëw fii nag pour leer lépp li nga xamante ni mooy préjudice bi nga xamante ni moom la ñu projet TER bi teg. jërëjëf waaye tamit waa Pikine tamit ñoom ci ñu impacté yi la ñu bokk ñoom tamit Pape Abdoulaye lii moo leen fi teewal. jërëjëf Pape ñoo ngi lay remercier lu bëri di rafetlu invitation bi nga ñu invité ci tableau ci plateau bi pour que ñu waxtaan ak mbokk Sénégal yëpp. même public bi également am na mbooloo mu bëree bëri yoo fi teew yoo xamante ne kenn ku ci nekk bu ñu ca yeggee rek dinañ ci jël kaddu ku ci mel ni imam El Hadj Malick Anne ak ñeneen ñi nga xamante ne moo fi teewal waa Yëmbal Sud ak yeneen gox yu ute teew nañ fi waa Kër Mbay Fall Thiaroye Rufisque Yëmbal Sud Thiaroye Gare ñoom ñëpp gox yu bëri ci ñi nga xamante ne ay victimes la ñu teew nañ fi su ko defee kon ci ñaareelu xaaju waxtaan bi rek dinañ dem ci ñoom tamit kenn ku ci nekk yeggee ñu joxe ñu xel ak xalaatam ci mbir mi monsieur Cissé yow yaa fi teewal waa Yëmbal Sud en même temps également yow yaay coordonnateur national collectif bi dañuy njëkk ci yow nga defal ñu un état des lieux maanaam nga waxal ñu mbir mi yëpp naka la demee ak tamit mbooleem ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci lorle ci nan lañ toll. donc mbir moom dina yomb pour ñu wax ci parce que dañ koy dund actuellement depuis plus d'1 an ñu ngi koy dund jour pour jour donc dafay nekk li nga xamante ni état déclaré ko un projet d'utilité publique mu dal ci kaw ay sénégalais yooyu aussi rafetlu nañu projet bi mais mode d'indemnisation boobu dañ ko déplorer parce que dafa nekk li nga xamante ni tey jii jubluwuñ ci lu dul sànq suñu njaboot tasaare ko toroxal ñu def ñu ay pauvres de première heure donc loolu tamit moo tax biñ ñu annoncé les barèmes d'indemnisation dañu jóg ñu ni donc nañu def ay collectif zone bu nekk de manière spontanée sax dañu jógandool seen bopp dajaloo waxtaan ci seen biir ni lii kat jëmul kër parce que buñ ñu fayee ko ci loolu mooy suñuy kër tas na suñu njaboot tasaaroo na
dugg nañ ci ak ndóol gu bees parce que ñun dañoo demoon nag ban am assise liggéey ba am kër wala suñu waajur bàyyil ñu ay kër wala suñu maam bàyyil ñu fa ay kër yoo xamante ni bi ci gën a néew bi ci gën a âge bi ci gën a tuuti am na 50 ans am na kër yoo xam ne def na 100 ans kon donc loolu bu ñu ko naree jël ci ñun ci yenn anam yi nar a tasaare suñu njaboot sànq ñu kon tamit dañuy jóg ki nga xamante ni moo ñu nar a teg loolu muy l'État du Sénégal à travers APIX donc ak liggéey bi nga xamante ni def nañ ko liggéey bu ñàkk solo bi ñu def ci seen kii bi parce que amul benn étude d'impact bu normal bu ñu ci def loolu aussi dinañ ko déplorer fii wax ko adduna bi ba mu leer dinañ ko faram-fàcce ci kanam kon donc dañu bëgg a jël 250 000 personnes toroxal leen delloo leen ci dugal leen ci pauvreté ñoo xamante ni génnoon nañ 250 000 mooy mboolem ñi nga xam mbooloo mi ci bokk yëpp rek boo ko dàmbalee Dakar ba jam ñaajoo parce que nañ koy waxee ñoom demeewul noonu parce que dañuy wax 11000 12000 impacté la 12000 impacté la ñuy wax 12000 yooyu mooy ñiy war a fayee ko chèque yi mais kër borom kër gi bu fekkente ne xañ nga ko dépense est-ce que borom kër gi rek nga ko xañ mais njaboot gi ñëpp la loolu mooy impact tey bu fekkee dem nañu ba ñàkk kër yooyu mais borom kër gi ak njabootam ñëpp ñooy am di taxawal ci biti donc ñooñu ñëpp ñooy impacté yi dañ koy lim mu ëpp na sax 250 000 personnes kon donc mu nekk lim bu jéggi dayoo loo xamante ni dans l'histoire du Sénégal am na loolu mosu fi am ñoom nag ni ñu taxawalee loolu dañu ni ñuy indemniser moo di amuñu suuf lañ ñu wax ba pare waaw dañ leen di jox xaalis te xaalis boobu as xaalis la ñun xam nañu suñ kër yi valeur am xam nañ lu muy jar. maanaam ndàmpaay motéwul ak li ñu leen war a jox dëgg. waaye man ne njëgu terrain lan lay jox ni la demal tabax ci wala nga dem jënd ci beneen kër parce que à l'heure où nous parlons terrain xam nañ lu muy jar foofu ay 8 millions bu ñoom bu ñu lay bëgg a jox ay 8 millions pour certains ñii ñu jox leen 10 millions 14 millions loolu njëgu terrain la fañ dëkk am na terrain yoo xam ne ça coûte 15 millions ñu bëgg la jox loolu ne la mu uti kër fan nga koy jëlee donc foofu la équation bi nekk problème bi yëpp foofu la nekk bi njëkk quoi bi gën a fës am na yeneen ak yeneen yu nekk ci biir tamit. te localité yi mu touché également bëri nañ parce que ñi ngi wax ay Thiaroye Rufisque mais ay Pikine ak Wakhinane ak gox-goxaat yu bëri tam ci lañ bokk. waaw Pikine Wakhinane Thiaroye Gare Yeumbeul Sud Diamaguène Sicap Mbao Fass Mbao Kër Mbaye Fall Mbao ci boppam ak Bargny Diamniadio Rufisque ak fële Rufisque aussi waaw yooyu yëpp foofu la yëpp la laal ñooñu tamit ñoo constitué collectif national bi ñooñu ñëpp ñu ngi ci biir seen i représentants ñu ngi toog fii ci biir mbooloo waaw. ok Macodou damay ñëw ci yow léegi waa Thiaroye Gare également ñoom tamit préjudice bi ñu ci subir dafa lourd également yow yaa leen fi teewal. waaw maa ngi toogal fii waa Thiaroye Gare donc bokk ci collectif national bi que Thiaroye Gare tamit préjudice bi dafa lourd bu baax a baax a baax a baax parce que tamit Thiaroye ñëpp xam nañu village traditionnel la Thiaroye fa la bu ñu wax Thiaroye ñu ngi wax camp Thiaroye 44 nga xam ni depuis colon yi la ba léegi donc kër yi mën naa ne ak train yi ñoo fa sañtandoo maanaam les chefs de gare ñi doon nga xam ne cheminot lañ doon liggéey ñoom ñëpp dañ fa am kër dem fa ba ay njaboot ay c'était les années 1800 et quelques donc ba année 1900 presque des maisons de 100 ans et plus cher donc nga ñëw un bon jour nga ne da nga leen fi bëgg a jullee nangu leen jox recasement nangu leen jox le prix de leur maison c'est très grave alors que Thiaroye ñi fa dëkk non seulement fierté la ak am na la nga xam ne da leen rattaché seen sol Thiaroye dafa am benn particularité Thiaroye mooy lan même bu fekkee ni sa doole dafa néew ngay dëkk Thiaroye tu es tout près du marché nga xam ne tey jii boo bëggee lekk di nga lekk boo bëggee naan di nga naan boo bëggee tamit déplacé wu facilement tu te déplaces Thiaroye loolu moom mooy particularité Thiaroye mais ci kaw doxalin projet bi tamit franchement mën naa ne état du Sénégal war nañ xoolaat bu baax li ñuy def xaw ma je sais pas est-ce que xam nañ exactement li ñuy jox APIX pour mu liggéey que est-ce que ñu ngi koy saytu wala saytuwuñ ko parce que c'est pas normal ñu ne à Thiaroye Gare ñu ngi déplacer des personnes population beeg marché beeg yooyu yëpp ils ont pris 7 hectares jox leen camp Thiaroye ñu reloger leen foofu au détriment des populations yi nga xam ne ñoo fa balaa ngay wax marché di nga wax kër ba pare donc ñoom ñu jël 7 hectares jox ko kii commerçant yi et puis ñu ne woon amul recasement ci projet bi donc dañu fay ay 2,8 millions le mètre carré fan ngay mën a amee fa nga tabaxee plus grave que ça des xam nga ñëpp bokkuñu yam am na ay vieux yi nga xam ne ñi ngi toog seen kër mosu ñoo touché 1 million wala 2 millions ba ñu seen àdduna lépp bañ juddoo ba léegi donc si vous venez nga ne da nga leen di jox ay 14 millions 13 millions
te xam nañu fii naka la demee xam nga justice nu mu demee des fois tu peux acheter un terrain nga jënd terrain keneen ñëw ne ko terrain bi nga jënd baaxul banque moom ngeen dem contentieux jël avocat dem ci jéeg ak wàcc ak lenteur bi nekk tribunal yëpp sa xaalis say lool kooku mooy lor doomu aadama yi mooy lor ñi nga xam ni tey jii ñoo moom seen kër donc di dundal seen njaboot nekk ay njaboot yu bari macha allah ñi nga xam ni tey jii parce que tamit kër mënoo ko yor pendant 100 ans 50 ans ay 20 personnes la ci nekk c'est des trentaines de personnes yu nekk ci biir kër yi tey ñooñu ku ci am na ñi nga xam ne sax pour vous dire que dañuy dëkk ci kër gi nekk ci kër gi mais dañuy dem loué ji feneen mais ci kër gi nañ bokk donc ay kër hérité la quoi ñu bari dañ ko hérité donc genre yu mel noonu ñoom xamuñu sax complicité fi ñu dugg. waaw yéen au niveau de Thiaroye impacté yi ci ñaata ngeen leen di xayma. ben Thiaroye bari nañ donc ñun commencé woon nañ di def liggéey boobu mais franchement bari nañ te li gën a grave mooy dafa am ci démb y a beneen groupe bu ñu ñëw rejoindre ne dañ leen commencé recenser à cette heure-ci ñu naan projet bi war nañ def la libération des emplois 2017 yeneen ñëw ne commencé nañ dugg seen kër pour recenser leen parce que dañoo bokk ci projet bi te ñoom mosuñu yëg ne dañoo bokk ci projet bi mais loolu c'est très grave li ma la mën a wax ci projet bi mooy échec total la que APEX dafa jaar à côté te nit nag bu defee échec il faut mu nangu dafa def échec directeur de l'APEX xaw ma Mountaga Sy du échec la def ci projet bi il faut que Sénégal yëpp xam loolu boo leen demee def étude yi nañ jël seen organe de contrôle ñu dugg ci biir. pourtant APEX nee nañu kër day créer 9500 emplois mais amul. et que day yombal dem beeg dikk bi. Dakar jam maanaam depuis le début la ñu waxoon ci bañ ñuy exposer le projet là avec le xawma sociologue madame Niane affaire donc loolu yëpp amul maanaam dañu ne woon dañuy collaborer ak ñun les ASC man je suis président d'ASC j'ai fait 7 ans affaire mais amul benn collaboration ak APEX musul am xam na nañuy def. ci koor gi jël nañ ay vieux ay chef de quartier yu dëkk yeneen localité jëm leen corrompre daal di ñëw di leen may ay ndogu ay saaku ceeb xam nga Sénégal loolu moom mooy c'est triste quoi loolu mooy tax Sénégal du mën a achat de conscience yooyu ñuy def moo tax pour des trucs yi nga xam ne aussi important nit ñi yor seen kër di seen am di leen ay nit yu diiñ seen papa yi bàyyi légal leen benn héritage ba nga xam ni ñoom ñu war koo conserver war a dem ak ñoom ñuy liggéey di wàcc seen bërëbu liggéeykaay yi ñëpp di leen fa naw ay état ndóol di leen delluwaat ginnaaw quoi wala di perturber seen vie ce n'est pas normal au Sénégal te loolu moom mooy le problème bi am léegi y a des gens yi nga xam ne tey jii fu mu nekk nii mënatuñu dem fenn psychose bi tëddatuñu ba nelawtuñu ba yandoor tëddatuñu sax nekkatuñu à l'aise si affaire yi demee noonu donc c'est très grave. et puis waxuma la dara y a un vieux mi ngi ne toog France lay dem di jigi te loolu lay liggéey depuis que ñu annoncé ko projet bi ba léegi mënatul tukki liggéeyam dañ ko yàq paralyser ko te loolu moo doon source de revenu et ainsi de suite ku waxaat Thiaroye xam ne ay commerçant nañ yow tu peux être un fonctionnaire sax mais ngay def une affaire ci côté xam ne salaire rek doyul Sénégal. te yéen aussi tout comme Yeumbeul également c'est-à-dire contesté wu leen projet état bi mais indemnisation bi à hauteur du li ñu leen war a jox. indemnisation bi nañu wax ak processus bi ñuy jaarale ñoom collaboré wuñu ak ñun ci benn yoon. bind nañ leen on les a écrits jaar nañ fu ñu war a jaar ñoom ñëpp. mais c'est comme si dañuy jéem a di ñu mbiw daal et puis li gën a grave mooy dañuy def fausse information yor média yi tey ji ñun ñu ngi leen di gërëm bu baax Walfadjri ça se voit que askan bi la fi nekk ak voilà parce que lu tax ma wax loolu ñun on a écrit rajo yi lu nekk ngay def pour nit ñi mën la jël mais duñ la jël parce que rajo état moo fi nekk yeneen télévision ak rajo yu bari état bi ñoo leen moom c'est ça. ok damay ñëw ci Babacar Gueye bi fi teewal waa Rufisque jamono la weesu dañu gis préfet génnee benn communiqué préfet bu Rufisque di wax ne maanaam mboolem ñi nga xam ñoom ñooy impacté nañu dem jege commission de conciliation bi pour respecter toutes les formalités administratives. voilà balaa may tàmbalee da nga ma laaj question bu am importance. préfet loolu mu def loolu aveu d'échec la parce que processus bi comme ni ma ko de waxee rek ñoo ko faussé dès le départ. parce que à notre grande surprise dañu toogoon di xaar dernière expertise mooy ñu ñëw xool suñu kër yi natt ko ba xam njëg lu muy jar ak yooyu à notre grande surprise 4 novembre passé 2017 ñu convoqué ñu à la salle de fête de Rufisque ba ñu ñëwee ci salle bi
ñii 4 parties ñoo fa toogoon muy comité ad hoc bi préfet composé xaw ma lan ak APIX ak waa ONG 3D bi ONG bi aussi ONG yi danaa am lu ma expliqué si ñoom nga may ma temps su ma ko mayee léegi keroog ba ñu ñëwee toog ñu expliqué explication bu yàgg tegal ñu benn exposé boobu lan la ndeke ay prix lañ ñu doon tegal te boobu expertise wu ñu suñuy kër yaa ngi dégg donc ba ñu tegee exposition bi tegal ñu ay prix yi mu nekk ay prix yoo xamante ne prix dérisoire la loo xamante ne accepté wuñu ko te duñ ko accepté ba mukk mooy lan département de Rufisque ñu ngi bi bu dee précaire 1 520 000 francs pour un terrain de 150 mètres carrés bu dee titre foncier 4 50 000 ce qui est inacceptable li nga xamante nii kenn xel mënu koo nangu te duñ ko nangu ba mukk biñ jógee foofu processus bi yëpp faussé parce que nit ñi keroog bañ fay jógee seeni nerf dafa jog yaa ngi dégg donc APIX nekk fa à travers le bureau terre bi nekk foofu nit ñi war fa dem topp procédure yi yaa ngi dégg mais lépp confusion totale liggéey bi dara baaxu ci yoon jusqu'à au moment que je vous parle ba tey ñu ngi natt kër yi ak nattaat kenn xamul nouveau tracé bi kenn xamul la bokk nga ci projet bi wala bokkuloo ci projet bi avant may sori danaa am lu ma leeral projet bi projet d'utilité publique la ñun ñëpp ay sénégalais lañ bëgg nañ Sénégal trop yaa ngi dégg sénégalais loo ko mën a xas àdduna loo ko mën a waxal soo ne ko bëgguloo Sénégal loolu kenn du ci ànd ak yow sénégalais yëpp bëgg seen réew yaa ngi dégg muy projet de cause d'utilité publique nga xam ne train bi nga xamante ne mooy train express régional ñu bëgg ko fiy andi du TGV du métro mais dañ ko fi andi pour mu dégorger capitale bi régler problème mobilité urbaine yi yaa ngi dégg développer peut-être pôle Diamniadio yaa ngi dégg indi fi li ñu tuddee Grand Dakar voilà andi fi li ñu tuddee Grand Dakar mais nag qu'on le dise c'est vrai d'accord projet la d'utilité publique ñëpp bëgg nañ ko mais depuis nos indépendances projet bi mooy projet bi fi gën a bon gën a lëndëm gën a li nga xamante ni préfet bu Rufisque sàkk woon na ngeen jege commission de conciliation bi est-ce que def ngeen loolu démarche yooyu def nañ ko defati bay bëgg a dee dama ne au moment que je vous parle dañ ne ñoom 80% papier du corridor bi de Dakar à Diamniadio dañ ne d'accord nañ mais c'est faux c'est archi faux donc rapport mensongère yi nga xamante ni moom la APEX def ngeen baax ma ci kàddu gi de mais noonu la demee loolu il faut ñu dénoncer que au moment que je vous parle 40% des PAP n'ont pas constitué leur dossier demaguñu yaa ngi dégg te li nga xamante nii mooy li ci gën a garaaw mooy projet bu dollu nii nga xamante nii depuis nos indépendances mooy projet bi fi gën a rëy di projet phare amul étude impact social mais loolu dafa doy waar c'est tellement grave c'est extrêmement grave def nañ ko ah defuñu ko xam nga lu ñu def ñëw dugg ci kër yi MSA moo yoroon kii astafurlah ciment international lañ joxoon enquête yi mais ñooñu man barki démb laa jóge bureau terre man ak sama rakk bi ñoo àndoon moom lañ jox seen dossier mais ba ñu demee psychologue bi fa nekk xaw ma psychologue la xaw ma lu mu doon ndaw soo yaakaar naa war na jël comprimé ah parce que dama ñëw non attends madame Thiam je le dis madame Thiam xaw ma madame Thiam la xaw ma man war na jël comprimé ah deuxième fois ñu fay dem mu ne ah léegi voilà léegi li ñu bëgg ma ne ko waxal mu ne ah léegi dañoo bëgg def la libération sociale de l'emprise ma ne ko ma di dig terme boobu jaaxal na ma di mu ne ma calculer nañ seen kër 16 pièces moo fa am moom la ñëpp di subir actuellement ah ci le département de Rufisque idée bu con mu ne ma considéré xool nañ seen kër biñ ko calculer daal ñu fa mujj ñëw 16 pièces la ñu calculer sama rakk bi ne ko 12 bokkul mu ne ko déedéet mu ne ko salle bi bokkul mu ne ko déedéet mu ne ko perron bi bokkul mu ne ko déedéet mu ne ko donc 16 pièces yi calculer nañ ko léegi ça tourne autour de 3 400 000 ma ne ko lan mu ne moom lañ leen jox ngeen di luwe ji ma ne ko yow de sa bopp nekkul ci yow xalaatuñu ko bay nangu bu fekkee ne rapport ngay def non pour vous dire pour vous dire que ni vraiment projet bi mooy projet pour expliquer la mu leer loolu rek laa ci mën a cof ndax temps bi mayuñu ko mooy projet bi nga xamante nii moo gën a yées ci projet yi procédure yi ni mu demee parce que amul étude impact social d'accord damay ñëw ci Abdoulaye Ly Pape Abdoulaye Ly bi nga xam ne moom moo fi teewal waa Pikine mu defal ñu un état des lieux par rapport ak zone boobu waaw comme tout le monde ah ni ñu ko waxee rek Pikine tamit c'est la même chose problème ba fa am mooy le même problème que yeneen secteurs yi ñëw nañ fa jël nañu seen i mesures natt nañu ñëw nañu convoqué nañ ñu au niveau de l'APIX maison APIX bi ñu convoqué ñu foofu jox ñu guide wax ñu lii la ñuy fay tegal ñu ay barème yoo xamante ni dafa reetaanlu sax parce que 19 200 francs le mètre carré ko xoolee au niveau de Pikine ñu ne 19 200 le mètre carré 10 sur 15 bi revenir la à 2 800 000 mais kooku
dafa saaga nit ki la sax à la limite mais bi ñu ñëwee proposé la ñun dès le départ dañoo wax ne ànduñu ci loolu si la waa Wakhinane Pikine jóg créer suñu collectif ñun tamit ñun ñii daal fi ñu nar a jëm ak ñun du jàmm léegi nag comme dañoo nar a toroxal nangu suñuy kër jël benn somme bu dérisoire jox la ne la ay ci am demal foo xam demal neneen projet bi amul recasement amul suuf dañ lay jox xaalis nga dem mais 19200 le mètre carré bu ñu la ko joxee bâti bi même chose barème bi ñu ci proposé et puis ñu def ko en 7 catégories te ñun bi ñu toogee ay professionnels du bâtiment bi ñu waxee liñ ñu wax ñoom dañ ni bâti bi 3 catégories rek mën nañ ko boole ci 3 catégories rek au niveau de Pikine mën war a egg ba 7 catégories ba pare ñu joxe ay barème yoo xam ne sur le bâti mais doo comprendre mais def nañ suñu plateforme revendicative. mais comprendre ngeen ni également gox yëpp zone yëpp mënuñu tolloo indemnisation parce que prix terrain bi également day varier d'une zone à une autre. tout à fait loolu moom am na mais Pikine lu toll ni Pikine je crois que à part Dakar Pikine moo ci topp bien vrai que banlieue la mais buñ ñuy jox la ñuy jox indemnisation ñun loolu rek la ñuy wax projet bi d'utilité publique la ñuy wax baax na dëgg la baax na ci Sénégal mais nag ñun buñ ñuy indemniser dina nangu suñu kër sa waay nañ la jox loo xamante ni yeyoo naag li jar sa kër. ok buñ la mënul jox am na loo xam ne à chaque fois bu ñuy wax ci foncier dama koy fàttali maanaam expropriation pour cause d'utilité publique loi bi prévoir na ko. mais loi bi li mu wax mooy indemnisation préalable maanaam balaa ngaa jóg dañ la war a jox xaalis bi ñu la amee lépp ba pare xaalis bi tamit dafa am ci norme yoo xam ne ci la war a dëppoo également par rapport ak barème bi nga xam ne état du Sénégal fixé na ko. mais loolu la ñu def mais il paraît que ci yéen am na ci ñoo xam ne commencé nañ sax dajji seen kër yi te joxaguñ leen yëpp li ñu leen amee lépp am na ñoo xam dañ leen di avance ñi sax joxaguñ leen wala ñu ne leen ñëw leen ci commission conciliation. au niveau de Pikine waaw am na ñoo xamante ni dem nañu rencontrer waa APIX ba ñu proposé leen mais ay prix yoo xamante ni ça varie entre 8 et 14 millions am na kenn koo xamante ni ba mi ngi ci public bi sax mais du ma wax turam moom xam na mais ñëw na ba ci man ni ma sama kër 8 pièces la ci kaw 6 pièces la R+1 ñu proposé ko 14 millions mais 14 millions bu ñu la ko joxee mais terrain sax mënoo ko am Pikine terrain sax mënu ko am à 14 millions à Pikine imagine ñu calculer lépp bâti beeg foncier bi yëpp ñun la 14 millions R+1. te bi ngeen defee contestation est-ce que jël nañu en compte. sûr ñun ñoom xamuñu la xam jël mais ñun bind nañ. autorité yëpp proposition quoi. non xam naa loolu moom coordonnateur dina ci ñëw après. ok def nañu suñu contre proposition le coordonnateur national après dina ci ñëw expliquer. ok d'accord donc damay ñëwaat léegi ci coordonnateur bi monsieur Cissé maa ngi ko doon laaj léegi nii est-ce que bi ngeen defee contre proposition également ñoom tenir ci nañ ci en compte également parce que du leen lu leen neex rek la APIX di fixé dañu war a supposé wu ci barème yi nga xam ne état du Sénégal fixé na ko en la matière. d'accord donc contre proposition dafa am lu ko jiitu d'abord bon balaa ñuy wax contre proposition il faut que d'abord ñoom ñu impliqué ñu tel que ni ko Banque mondiale waxee donc projet de développement la dafay am expropriation foncière dañu war a associer à l'élaboration et à l'exécution du plan d'action et de réinstallation ce qui n'a pas été le cas nit nag bu fekkee da nga koy dogal mbubb ci jamono jii yaakaar naa ne war nga mën a jël ay mesures boo jëlul ko boo ko mesuré wul ba defal ko fi mbubb nga doon ñaw chemise far mu nekk bu sabadoor loolu lay jur te loolu mën naa ñàkk impliqué wuñ ñu kon la ñuy def ñoom seen yëfu bopp la ñoom ñoo koy defal seen bopp bu ñu toogee ba mu neex leen nag dinañ dajale pape yëpp daal di def information nag ak communication c'est un peu différent waaw ku ñu impliqué dañ lay nga toog ñu nawloo la nga toog wax ak ñoom parce que tamit ñun xam nañu bu baax bu dee ni xam-xam la ñu am ñun am nañ ko njaboot ga fa juddoo am na ko kon donc ñoom mënu ñëw rek tëgg seen mbir rek ñëw di ñu ko sexal nu mu leen neexee dafa am li nga xamante ni ñun xam nañ ko bu baax OP 4.12 daf ci définir lu leer wax ci lu wér waaw man opération de la Banque mondiale SO2 muy sauvegarde opérationnelle Banque africaine de développement da cee wax lu wér la loi 76-67 du 2 juillet 76 daf ci wax lu leer en termes d'expropriation foncière une indemnisation juste et préalable indemnisation juste boobu nag ñun fan koy xool du ci barème boobu barème bi yàgg nañ ko wax
parce que barème bi boo ko tëggee ci ay tappale ah barème boobu ñun sax d'accorduñ ci d'abord parce que ni ñu ko jëlee échantillon yi ñu jël au niveau des impôts et domaines dañu dem ñu jël échantillon jël ay kër ci 2016 bii 2016 avril mai juin 2016 ñu ni am na terrain bu ñu jëndee ca Thiaroye ah titre foncier à 1 million 150 mètres carrés à 1 million ñun kay bu ñu ko joxoon ñun ñu jënd ko pas de problème loolu est-ce que yanu na maanaam ci même gox bi ñu ni am na beneen terrain bu ñu fa jaay titre foncier 150 mètres carrés à 2 millions 500 000 ñu toogaat même ci même gox boobu ñu ni am na beneen terrain bu ñu fa jaay à 15 millions xam nga kon loolu li ñuy wax teguñu ko fenn ci ay tappale rek noonu lañ ko jàppoo Kër Mbaye Fall mën naa fa joxe waat ay chiffres. Rufisque mën naa fa joxe ay chiffres. ci loolu waaw. ok bëggoon naa xam aussi titre de propriété bi ñenn ñi am ñi nga xam ne dañuy jàpp ne ay impacté lañ également. impacté yi titres yi fa nekk mooy titre foncier la bail wala titre coutumier ou bien acte de vente loolu moo fa am mais majorité bi ay acte de vente la ñu am mais loolu aussi de ay kër la yoo xamante ni avant 1964 la am na leneen loi bu leen protégé. effectivement waaw loolu moo fa am c'est des maisons centenaires cinquantenaires loolu moo fa nekk kon donc loolu bu ñu koy def dañ ko war a teg ci leer et en matière d'expropriation foncière li ñu la wax du seen barème yooyu moo ñuy attendé. dañu war a ñëw ba ci gox bi xool valeur kër gi li mu fay jar tey jii bu fekkoon da ngay jënd nga ñëw en âme et conscience nga ñëw taxaw sa nawle ni ko man kat dama bëgg jënd sa kër gi mu ne la ah ci sama aqulaay taala kër gi kat lii laa koy mën a jaayee ñu xayma ko ak kër ya mu dendal ñu xam ne lii mooy valeur am ci loolu lañ la war a fay. mooy que ni OP 4.12 loolu la leen wax te daf leen imposer sax ñu def ni indemnisation en nature ku jëlal kër kay da nga koy delloo kër. waaw parce que projet bi yëpp 568 milliards la ñu wax ni moom la war a générer parce que kii structure yu bëri ñu contribuer ci financement bi banque islamique de développement banque africaine de développement ak également yeneen structure yoo xam ne dugal nañu dugal nañ ci xaalis mais terewul ñoom bu fekkente ni ñoom dañu yeb waa Sénégal dañu yeb ñun ba suñu kër yi ñoom ñuy wax ak partenaire bi di ci signer à notre sur notre dos loo xamante ni wóor nañu bu ñu ñëwee fi xam nañ duñ ko nangu puisque boo demee nga ne bailleur bi aw ma suuf ah ñooñu xaalis laa leen di jox as xaalis waxuma xaalis de as xaalis puisque tey jii boo demee li ñuy wax as xaalis mooy que ni barème boobu ñu tëgg teg ko 2 millions 800 mille yan la mën a jox déggoo ma ne la amul sens xam nga lu tax amul sens bu doon dañ la jox 100 millions te mënoo cee amaat kër amul sens ndax suñuy kër jaayuñu ko commercialisé wuñ ko woon newuñu woon dañuy jaay suñuy kër ka dem toog ba mu neex mu bind projet bu nul bu mel nii ah xalaat ni moom ay 250 000 da leen war a jàpp rek sànni ñu dellu seen dëkk maam yi ñu nekkoon fekk am nañu fii plus de 100 ans kooku xam nga ni li mu def xamu ko. jërëjëf jërëjëf monsieur Sy. jërëjëf kon dañuy daal di observer une courte pause rek laata ñuy dellusiwaat ci plateau bi pour yeggali waxtaan bi ci kanam si. jërëjëf Régie kon duñu def lu dul dellusiwaat ci waxtaan bi rek damay ñëw ci yow représentant kii bi pour nga am loo compléter rek par rapport ak collègue bi li mu wax léegi. waaw li ma bëggoon compléter mooy en commençant par intimidation yi nga xamante ni les représentants préfectoraux ñu ngi koy def au département de Rufisque au niveau di commission de conciliation yi fay am dañuy intimider papier pour ñu à ce que ñu signer par force te dañ ne commission de conciliation waxtaan. ci jàmm à l'amiable mais nu ñu mën a jàpp nit ki di ko contraire naan ko da ngay signer sinon dañu dégg yéen léegi ci presse bi am na benn dam bu di ko jam ñaajo loolu lañ ko doon wax loolu yëpp li muy wane mooy projet bi dafa bloqué mooy réalité depuis 28 février moo di date line pour ñu libérer en prix ci le département de Rufisque yaa ngi dégg donc nag ñoom fi ñuy li tax ñuy proposer tey papier pour ñu jox leen ay location xaw ma seen affaire truc là mooy li ma ndaw si expliqué woon keroog rek la libération sociale de l'emprise mu ne ko wamee la faute à qui mu ne ma voilà procédure nu mu demee dañu am ay problème au niveau des papiers nangam na le juge nangam pour les certificats d'hérédité mais ne ko ma ne mais à la faute à qui ah
suñu amee ay problème procédure papier administratif la faute à qui donc ñu ñoo c'est nous qu'on va payer les pots cassés loolu du mën a demee noonu donc li may yëgal pap yi muy pabu département de Rufisque ak mbooleem pap yi nga xamante ni ñoo composé corridor bi waxi naan Pikine ba Diamniadio mooy ñu xam ne kër dafa sacré kër du ko caaxaane proposition yi nga xamante ni moom la ñu tegal ñun problème mu barème la ñu am ak ñoom barème yi nga xamante ni moom la ñu tegal duñ ko nangu ba ilaa yow mi din abadan soit bu fekkee ne dañu bëgg ñu libérer emprise bi si façon boobu dañu cause d'utilité publique foofu la ñuy làqoo dañu nekk situation de guerre mais Notre-Dame-des-Landes actuellement actualité la aéroport bi ñuy def Nantes en France projet d'utilité publique la mais foofu dañoo xam ak yelleef doomu aadama yaa ngi dégg conseil municipal bi d'accord nañ gouvernement bi d'accord na validé na projet bi mais dama ne la poignée d'agriculteurs ba fa nekk ñooy taxaw di réclamer seen droit yaa ngi dégg ba tey procès ci kaw procès mais fii moom seen communication autorités yi soo déggee rek dañ naan na projet d'utilité publique mel ni dañu nekk situation de guerre mais nekk ñu situation de guerre suñuy kër nag du maison d'utilité publique ah alors que à ce même moment la rentrée des classes va bientôt commencer ah dans le même moment président de la république bi nga xamante ne dañ na projet bi am léegi président de la république si boppam moo dugg si danse bi te dina ko continuer parce que on peut pas comprendre projet bu toll nii ñu war a déplacer 250 000 âmes habitants ñu ne projet bi amul site de recasement dañ lay fay en nature loolu la ñu wax et en ce même moment président de la république si boppam initié wu jox les places d'affaires du marché de Thiaroye 7 hectares si camp Thiaroye au détriment des populations de Thiaroye donc réew mi bitik moo fi gën kër wala marchandise ay tàngal ak yooyu ñoo fi gën nit donc loolu lay tekki comment on peut déplacer 250 000 personnes sans avoir de site de recasement xanaa 250 000 ganaar sax boo leen bëggoon déplacer mais di nga leen wutal ngunu mais ñoom ils disent que 12 000 impacté la dama ne ils disent que yeggul ci chiffre boobu noonu 12 000 la voilà 6 000 habitations la muy 6 000 waa Camp Thiaroye 6 000 hectares la ñaa ngi dégg voilà à peu près 6 000 7 hectares voilà justement bu dee place d'affaires waa Colobane yi nga xamante ni dañ leen jox ay site de recasement à Sébikotane en face Sometra ñu ngi leen jox 3 hectares 500 aménager leen 1 hectare 500 donc ay place d'affaires ñoo fi gën ay kër yoo xamante ni ça date plus de 100 ans avant la première guerre mondiale même ñu bëgg leen génne ak nga ne horizon 2030 dañuy xeex Sénégal daf ko ratifié pour ñu xeex contre ndóol alors en ce même temps yaa ngi teg projet bi nga xam ne da nga ne projet de 250 000 SDF ñun duñ ci bokk dañuy xam soit ci république lañ ne tënku ci manuel opération banque mondiale yi nga xamante ne nii moo couvrir bailleurs yi nga xam ne ñoo yor projet bi nga ñëw ci lu mel ni BAD SO2 bi moom li mu ci wax dafa leer une indemnisation juste et préalable bu fekkee ne mënuñu loolu soit dañuy xam le préfet de département de Rufisque defoon loo xam ne c'est archaïque toog ba un bon jour rek yor ndëndëm di tëgg di terroriser nit ñi naan préfet nee na on dirait que j'ai l'impression que bu mu ko déggee dafa ne géwal yi doon tëgg 300 ans ci ginnaaw naan ku fi fanaan di jàmm duñu fa jóge tey duñu fa jóge ëllëg xam nga li am ces gars-là sont archaïques seen doxalin dafa archaïque et puis nous sommes au 3e millénaire on ne peut pas comprendre ñu di ñu déguerpir de cette façon-là en tout cas ñun daal ñu nga fa tey ñu nga fa subu kër égal kër si ay kër la ñuy jële daañu delloo ay kër te ñu bàyyi seen comédie yi te xam ne jógewu ñu fa tey jógewu ñu fa ëllëg. voilà jërëjëf. jërëjëf monsieur Cissé damay dellusiwaat ci yow nga am loo ciy complété rek mooy par rapport ak kii bi parce que ñoom APIX ñoom ñi ngi wax ni 12 000 impacté la au même moment yéen vous contestez en disant que 250 000 victimes. mooy li nga xam ne plus de 250 000 personnes là. ñooñu la impacté directement parce que dañu ni xale bi nga xamante ni dañ ko ëmb sax te wasuna guñ ko ki nekk ci biiru yaayam kooku la ñu gën a toroxal parce que dafa judd rek ñu def ko ak ku ñàkk ko walaakaana ba pare kon donc foofu la ñuy waxee xale yi nag ñoo ci gën a mettile parce que mag ñi peut-être seen wàll sax jeex na mais xale bi nga xamante ni duggagul àdduna ñu xañ ko lépp toroxal ko ba mu ni tot ni ko ni tey yow amoo droit ci dara pauvre ngay doon yow te li Babacar wax léegi horizon 2030 li nga xamante les objectifs de développement durable li mu wax dafa ni 0 pauvre dans le monde PSE ñëw fekk si ko 2035 tamit mu réduire la pauvreté mais ana train bi accès train bi de taalaguñ ko de tàkkagul def 250 000 pauvres te pauvreté bi sax bii dafa wuute les nouveaux pauvres ñun la ñuy wax maanaam ñu amoon ba jekk
bay dimbali waate di teralaate di jël seeni kër di ci fat ay nit ay doomu aadama di leen jàppale ba ñooñu di mën ñooñu ñu nar leen def tey ay pauvre ci 2017 loolu kenn mësu koo gis ci Sénégal c'est du jamais vu dans le monde entier sax la ñuy wax waaw ku demoon ba émerger ñu daaneel la ñu ne dañuy émerger lan mooy émerger nag ok donc ci loolu ñun dañ ci am suñu position bu wér kër égal kër ku ñu génn ci kër da ñuy delloo ci kër boo xamul suñu gëdd ñun ñu xam valeur kër yooyu ñu xam ko ok ci loolu tamit mooy que ni c'est un combat qui vient de démarrer dafay doog a commencer ñun dañu lancer appel ñëpp suñuy mbokk parce que ñi fi nekk ñëpp kenn ku nekk fa nga bokk ak sa morom dara fii suñu mbokk yëpp la ñu woo ñu jàppale ñu ci lii parce que dañu nar a toroxal tey suñu kër bu doon lakk képp ku nga xamante ni bu di nga ñëw sotti ci ndox ñëwal jàppale ñu ci lii ñuy wax muy dëkkandoo muy mbokk muy am di jàmm muy képp ki nga xamante ni dëgg moo la ñor nga ñëw jàppaleñ ci loolu nag am na ay jéego yu mag yu ci am parce que fi mu nekk nii am na ay ñoo xamante ni duñu sax ay sénégalais dëgg moo leen ñor nekk ci àdduna bi am ay sénégalais aussi yu nekk ci gox yëpp ñii ñi nga France ñii ñi nga Italie ñii ñi nga Espagne ñii ñi nga États-Unis ñoom dañoo pare pour porter le combat def ay marche def ay mobilisation na mu waree. dafa am procédure judiciaire boo xam ne da ngeen ko lañ ñu nanguwul a may fii ci suñu réew lañ ñu nanguwul a may fii ci suñu réew dinañ ko def ci bitim réew parce que fii droit de marche dañu ko xañ dañu déposer suñu demande préfet répondre ñu génn di marche mu ñëw jël ñu yóbbu ci kaso bi loolu ban dëkk lañ nekk dama lay rendi te doo weexu xar loolu ñu bëgg a dox ak ñun nag nañu xam ne ñun dañoo am nationalité sénégalaise nous sommes des sénégalais demuñu fenn te suñu kër yooyu dafa ëpp valeur kër yu fi bëri kër yi nga xam ne nit ñi dañoo sàcc njuuj njaaj ba am seeni kër mais kër yooyu gis nga biñ ko daan defar ñun on est témoin brique ngay defar benn saako ciment ngay brique toogaat juróomi weer doog a jëndaat benn saako ciment doog a brigaat waaw kër yu lew la ci ngor lañ ko samp mu génn nag bépp xeetu borom xam-xam bépp borom xeetu alal ay ingénieur ay docteur ay professeur d'université ay généraux loo xalaat mi ngi génn na ci tronçon boobu mën nañ leen lim benn par benn kon donc tey ñii fañ ñuy xalaat ñoom ñoo tardé projet bi ay tappalee moo ko lal ci suuf ay tappale APEX li muy def ak ñun loolu naka xam ni weer nañ ko ni gej ci adduna bi te ñun nag dañoo pare nañu suñu kër yooyu suñu bakkan lañ ci teg du kenn du ko jël ci ñoom. monsieur Cissé temps bi moo ñu xaw a def rek kon xam naa dañuy def intervention dem ci public bi. ñu mën a tënk kaddu yi rek wala ñu. tënk plainte yi ñu mën a dem ci public bi également. léegi nag ñun tamit duñu toog di yàccaaral fii yàccaaral amu fi lépp lu ñu yoon may dinañ ko def. d'avocat ñoo xamante ne porté nañu ñoom volontaire pour défendre dossier bi taxaw nañu pour def ko. ñoo xamante ni ñi ngi fii avocat yu nekk Sénégal ak avocat yu nekk bitim réew pare nañu pour sol robe pour défendre lii beneen bi mooy que ni kii bi def nañ ko maanaam une bataille internationale amul luñ ciy xaar parce que tey Sénégal li fi am dañ koy war a wax Diène Farba Sarr le ministre de l'habitat mu dem Solent de Montréal ni am nañu 6000 hectares yoo xam ne mën nañ ko jox les promoteurs étrangers gratuitement ñoom ñu ñëw tabax investir jaay ñu ko ay prix yu cher jël seen bénéfice ak lépp dem seen yoon au détriment des populations yu nga xamante c'est des gens méritants pendant 100 ans ñu samp ay kër yar fa ay sénégalais ba ñooñu ñëw jël relève bi di teg ci biir Sénégal di dimbali adduna bi nga ñëw tey bëgg a jël seen i kër am 6000 hectares yu fi nekk nga ni yow ñooñu mérité wuñ ci sax 1% lay wax mu dee 100 hectares nga ni loolu sax mérité wuñ ko loolu lañ ko war a xoolaat. président nag am na luñ ci gëm luñ ci xalaat mooy que ni lii ñu koy wax yàgg nañ ko dénoncer depuis plus de 8 mois ñu ngi koy wax waxuñu ko dëgg ay rapport mensongers lañ koy jox te leer na askan waa gi nii toog ñu sont témoins liñ leen indil ci ay rapport commission matul 40% ñi dem laa wax am na ñoo xam ne dañu leen sax convoqué gul ñi dem aussi ña dem
ña ca signé d'accord matuñu 10%. lu wér lay wax avec des chiffres à l'appui kan moo fi signé fii suñu mbooloo mi kan lañ fi jox xaalis kon donc ay tappalee fi nekk ak njuuj njaaj président nag dafa jot mu jël ko 250 000 personnes ak seeni mbokk ak seeni am di jàmm ah mooy banlieue ah mooy banlieue c'est Pikine c'est Rufisque loolu la ñu wax. jërëjëf lañ ko xaar jërëjëf monsieur Cissé yaakaar naa kon dañuy daal di def jël quelques interventions ci public bi rek ñu tàmbali ko ki nga xamante ni moom mooy imam El Hadj Malick Anna moom mu tàmbali waxtaan bi indi rek li nga xamante ni moom mooy intervention par rapport ak li nga xamante ne moom la ñuy waxtaanee. alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Pape ñu ngi lay nuyu di nuyu ñi nekk ci salle bi yëpp di nuyu kilifa kër gi di sëñ Sidi Lamine Niass di nuyu waa Sénégal di nuyu waa àdduna yëpp di kontaan lool ci daje bi fii mbir mi day mbir moo xam ne nii yàgg na nit ñi sonn nañu sonal nañu te projet bi dafa faussé depuis ci commencement bi maanaam mbir boo ko seexee ak nit la xel mën a nangu waxuma li diine wax sax waaye la xel nangu mooy nga waxtaan ci ak moom yonent bi mooy gën ji mbindeef waaye chaque fois yàlla dogo naan wa shaawirum fil amr lépp looy def na nga ci diisoo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo la wër donte bu ne def leen ñu def bu ne wax leen ñu def waaw ki nga xam ne moom ay yëfam moom këram nga ñëw bëgg koo nangu bëgg koo jël diisoo woo ci ak moom waxtaanoo ko lu dul man kat sa kër nii kat laa la bëgg lii laa bëgg jënde sa kër lu mu néew kañ nga ni ko sa kër ñaata lay jar mu ne la temps nga waxaale ak moom mais ñëw rek ne ko forcé lii laa la koy jënde kon loolu xel mënu ko nangu kon ñoom wàcc nañ yoon bi waxtaanuñu ak doomu aadama yi ñun yàlla dimbali nañu ba ñun xaw nañoo tegu nañ ci yoon bi ndax ña ñu war a waxtaanal yëpp waxtaan nañ ci ndax ñun dañoo am kilifa Sénégal koo xam-xam ni kilifa diine yi ñoom ñooy kilifa yi yàlla dimbali nañu dem nañu toog ak ñëpp toog nañ ak sëñ Bass Abdoul Khadir muy représenté porte-parole khalife général des Mourides exposé nañ ko problème bi dem nañ Tiwaawoon toog ak alhaji Abdoul Aziz sëñ Abdoul Aziz Al Amin yal na yàlla yokk leeram te taasuñu ci barkeem waxtaan nañ ci ak moom dem nañu famille Layène bi waxtaan ci ak doomu xalif général des Layène dem nañ ci Omari général bi jàngum bi bind nañ leen pour waxtaan ci ak ñoom kon ñun fa ñu war a tegu ñoo ngi koy teg ñoo ñu war a waxtaanal ñu ngi leen di waxtaan ak ñoom kon la ñu war a def ñun def nañ ko mbir mi nag day dem toll foo xam ne nii la cay des moom mooy al jihad ndax yonent sallallahu alayhi wa sallam dafa ni man qutila duunu maalihi fa huwa shahid koo xam ne da nga taxaw di défendre sa alal ba am lu la ci fekk yàllante bi nee na kooku dafay shahid martyr la kon foofu lañ toll ak ñoom ñun yàgg nañoo sacrifié wu amatuñu vie professionnelle amatuñu vie familiale suba ngay xëy nekk ci mbir activités yi ci affaire terre bi bala nga ak sa kër minuit 1 heure say jaboot xamuñu ci yow dara kon sacrifice bi yàgg na te ci loolu la ñuy continuer duñ ko bàyyi nag tant que li ñu bëgg ñun amuñu ko duñu bàyyi xeex bi wasalaamaaleykum. jërëjëf imam El Hadj Malick Anne ñu joxal ma micro bi Jaabi Wade ah moo fi teewal waa Kër Mbaye Fall. bismillahi rahmaani rahim salaamaaleykum mbokk yi maa ngi nuyu di leen gërëm di leen sant man maa yor administration collectif Kër Mbaye Fall ànd ak waa Kër Mbaye Fall ñu ngi fii ci salle bi bon léegi ñun waa Kër Mbaye Fall li ñuy déplorer jarul ñu si sori d'autant que sama gars yi nekk foofu si plateau bi wax nañ ko éloquemment aux Sénégalais yi ñun Sénégalais yi la ñuy oo l'ensemble des Sénégalais les institutions internationales ñëpp ñu ŋànk projet bi ñu ngi leen di interpeller d'une manière ou d'une autre mais encore une fois qu'ils savent que derrière nous ay xale yu tuuti ñoo nekk suñu gannaaw yu war a jàngi école à un moment où l'État sénégalais appelle à lance un appel dans le monde pour le 18 février ñu wax ne que dañuy seet pour xale yi nekk Sénégal ñëpp war a jàng ndax jàng dafa am solo mais avant que ngay jàng da ngay génn ci biir kër ñu nag su fekkee dañu nar a jël suñu kër ñu dem di louer ji wala du ñu am fu ñu kii mais suñu doom yooyu kon fan la ñuy jógee di dem di jàngi man daal loolu laa mën a wax. encore que APIX dafa fausser débat bi. dans un premier temps ils ont commencé à déprécier nos maisons ces maisons yoo xam ne nos grands-pères sont sortis de ces maisons
qui jonchent le corridor pour aller sauver la France pendant la Première Guerre mondiale. Donc ces maisons-là yooyu ñuy wax noonu ah donc ces maisons-là ñuy wax noonu di ko bëgg a joxe un âge boo xam ne nangam mais c'est pas sérieux voyons. beneen affaire moom mooy bu ñu commencé déprécier fay 19 200 alors qu'à côté l'état mi ngi jaay à 73 333 francs au niveau de Fass Ville Mbao Ville Neuve. mais c'est pas sérieux ñu jógee ci loolu jox APIX mu nangu enquête yi ci loxo Ciment International. Ciment International bu mu duggee ci kër yi c'est la culture africaine parce que dafa dugg foofu mu fekk fa ay koo xam ne pape ménage la maanaam da ngay am sa jabar nekkul ci kër gi mais dafay fanaan si ndax xajul ci kër gi nga am sa jabar mu nekk ci kër gi yow jëkkër bi ngeen nekk foofu yéen ñaar sa pape nekk fa dañuy jël pape ménage pape famille ak pape concession ñoom APIX récupérer affaire bi ci Ciment International nous savons pour quelle raison ñëw def enquête bi daal di effacer loolu yëpp ne maanaam day jël kër gi boole ko ñeenti nit ñoo ñu fa dëkk yow maanaam soo génnee 1 million 280 ñu jox leen 150 mètres carrés pour yéen au moins yéen ñoom ngeen dëkk fa yooyu yëpp daal ñun collectif dañ ko def encore une fois pour juguler cette déferlante juvénile parce que xale yaa ngi fi ils avaient des projets di yar ay xar ay projet di yar ay ganaar ci kër yi arrêté ni ñu amatul li ñuy def dañu nekk ci mbedd mi di naan ataaya di caayal booy yooyu nag collectif dafa jóg pour mën leen juguler ne leen booy toog leen dinañ régler problème bi bu leen coow bu leen kii mais li xew le 30 passé jour Tamxarit jour boo xam ne kër yàlla daf ko jox valeur ci kër googu ndax ci digg ëtt yi la ñuy lekkee suñu cere loolu su naree xewaat ne état bi ubbi bëtam na ma Macky Sall wax ak nit ñi parce que nee nañu APIX dafa jeter éponge bi gouverneur jeter éponge bi ci presse bi ne ñoom xaalis boobu nga xam ne moom la ñuy fay ci kër yi du ñoom président de la République donc nous interpellons son excellence pour que qu'ils mettent de l'eau dans leur bissap. ok d'accord mu mel ni kon interpellation yi ci bëri ñu ngi ko jëmale ci APIX rek boo tax na kon mardi bii di ñëw dinañ leen dalal fii ci plateau bi balance moom tam ñu indi leeral ak par rapport ak mboolem interpellation yi nga xamante ne am na fi yëpp en tout cas loolu mooy li nga xamante ne moom la ñu déggoo ak seen cellule de communication bu APIX mardi bii di ñëw dinañ leen fi dalal fii ci émission balance ñu ñëw wax leeral lépp loo xam ni jëm na ci projet bi ñu yeggali wéyale waxtaan bi rek joxal ma micro bi Ndeye Marème Diène moom moo fi teewal waa Pikine. bisimilah onze bisimilah mina sheytaani rajim maa ngi nuyu ñëpp nag di kontaan ci émission bi di leen xamal ne man xaw ma kan la APIX di toroxalul waaye man dafa nar a toroxal man ndax man sama jëkkër dafa gaañu bàyyi maag sama njaboot ma teg sama taabal di jaay ca buntu kër ga kër kese la ma bàyyil bàyyi lu ma alal de kër la ma bàyyil APIX ñëw nar maa jël foqati ma jël sama jox ma loo xam ne du ma ca mën a am kër ma di ko wax ne ko comme ni ko sama mbokku lébu bee waxee kër pilis kër rek égal kër laay laaj de laaju ma xaalis laaju ma dara kër laay laaj kër gu mucc ayib nag laaju ma ay contrepartie ma ci kër laay laaj ndax damaa yor sama njaboot gu ndaw yu tuut tànk di leen jàppale ñuy door te màggaguñu man di leen wax ne na leen nan ñu jox kër su fekkee bëgg nañ jàmm ndax mbooloo mooy doole te ku ci ne jur nga lu mat fukki doom mbaa juróom-ñetti doom te moo war na xam ne bennoo ndëgam fukki nit ak ñaara ko man masa kuma laak 50 personnes 50 papa ak yaay nuroowu ñëw fukki nit ak ñaar te war naa xam ne am na luy ñëw mu góorgóorlu ci ñun ñii te gestu man mënumaa d'accord ne déggul gisul yëg na lépp dafa ne pat teet toog di ñu seetaan nañu gestu nag ndax kat ñun jigéen ñi moom bu soobee yàlla bu ñu jógee dina mel ni sonkoron ko ba ca Banjul wasalaam. ok ñu joxal ma micro bi Ami Cissé moom mi fi teewal waa Yëmbal. asalaamaaleykum wala Ami Cissé maa ngi nuyu ku nekk ak sa sant ak sa tur lu ñuy wax daal man keroog damaa dem APIX ñu woo ma léegi ba ma demee ñu ne ma léegi ne yow sa borom kër dafa génne àdduna ma ne ko waaw ancien combattant la woon léegi nag génne na àdduna bàyyi mag sama njaboot léegi ñu ne ko seen kër yi seen kii la ñu wax seen xottu kër yi la ñu wax waaw mu ne léegi nag bu ñuy dem seen affaire sax ñi nga xam ne seen génne jëkkër dañoo génne laalu leen sax waxu leen dara yéen ak waa tribunal ñooy wax ma ne mu ne ma waaw mu ne ma léegi nag seen luwaase yi daal bu ñu leen di fay
léegi nag temps la ñuy jox loyer temps lii bu ñu leen jox loyer seen xaalis yow na li ñu la jox juróom fukki junni ak juróom la lay jox ba pare na ci seen sagar kër yi xottu kër yi ma ne ko waa mu ne ma waa ma ne ko léegi naa kayiti may defar na mu ne ma léegi nag kayiti bu bis ba bu ñu toon ba ci yéen waa tribunal moom ngeen am affaire amu leen affaire ak ñun nii la ma wax mu ne ma ne ko léegi nag sama kër sama borom kër bu mu génne àdduna kër la ma bàyyi ancien combattant la mu bàyyi mag samay njaboot léegi nag ma ne ko léegi nag xaalis bi ngeen di tudd du xaalis de boobu safara la ma ne ko bu ñu ko jëlee tey da ngeen ñu bànle ñu taxawaalo fi ma jógee ak fi ma jógee ñëw sëy si fii léegi nag mënatumaa deel ak sama njaboot foofu ñu ne ko ah bis boobu daal bu ñu leen jox ci yéen daal waa tribunal moo leen di jox nii lañ ma wax na asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf ñu joxal ma kàddu gi Mbène Diop Cissé. salaamaaleykum. Yëmbal Sud. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di la nuyu Pape si dalal bi ñu dalal si plateau bi xam naa boo gisee li ma waroon wax yëpp sax rien à ajouter laay wax parce que li ma waroon wax yëpp wax nañ ko soo gisee ñu jox ma micro keroog bi ñuy def randonnée pédestre man mii damaa bokkoon si ñi nga xamante ne dañ leen a arrêté benn baat bii de laa wax kooku ne ma on t'embarque ma ne ko allez allons-y ma ne ko nos maisons ne sont pas à vendre c'est l'État du Sénégal qui a besoin de ça loolu de laa wax on demande juste remboursement boo xamante ne une maison égale une maison mun ma on t'embarque ma daal di yéeg xam nga bisu Achoura ñëpp di togg cere ma nekk fa yendu fa ba 4 heures xam nga ne awma lu ma gënal mais damaa ñàkk pexe ndax nee naa ko monsieur le commissaire cere sax soo koy teg di ko togg sa ëtt xel mu dal moo koy togg fa ma nekk xaw ma ndax suba wala ginnaaw suba dinañ ma fa jëlee ñii laa wax nos maisons ne sont pas à vendre c'est l'État du Sénégal qui a besoin de nos maisons on demande remboursement bu juste ñu ne ma on t'embarque tout à fait. ok. ok jërëjëf Abdou Diaw bu dee mi ngi ci jotaay bi ñu mën na jël micro bi. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbooloo mi fi teew ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di jiital ci nuyoo bi nag Serigne Saliou Sylla mi nga xamante ne mi ngi ci plateau mi ngi ci tribune bi ñoo ànd moom wax dëgg yàlla seetaanuñu benn yoon bi affaire yi amee ba léegi fu ñu jëm mi ngi ñuy accompagner mi ngi ñuy ñaanal yàlla na yàlla fay parce que dëkkandoo loolu lay jëriñ moroomam te kër yi sax laalu bokku ci moom bokku ci sax mais fu ñu wootee mi ngi ñëw mu ne man ak yéen dëkk nañ ñeent fukki at kon du ma seetaan ñu ngeen di souffrir kon vraiment ñu lay fay dëkkandoo loolu lay jëriñ waaw man nag li ma ciy wax du gudd li ma ciy wax leen rek la képp koo xamante ne rek ñoo nar a toroxal yaa ngi nax sa bopp parce que doomu aadama yi yaa fi leen a sàkk mais seetaanu leen képp koo xamante ne ñëw nga Sénégal gii ñi fi mas a jël décision toroxal nit yëpp réussiruñ état Sénégal maa ngi leen di wax ne bu fekkante ne projet bii toroxal nit moo ko tax a jóg billaahi du egg kon nañ xoolaat bu baax li ñuy def parce que suñu kër yooyu man suñu kër fi may yeewoo sama maam jóge na ba dem Dakar woteel Lamine Gueye ak Senghor xam nga loolu du tey kon buñ jàpp ne ay nguna la wala ay kaaf lañ yor ñun ay kër yoo xamante ne moo ñu dàqal almadi ñun ay c'est ça suñu kër yooyu ñoo ñu gënal almadi foofu parce que nit ki foo juddoo saa yoo ko xoolee sa deret day yëngu vraiment ñi ngi ñaan yàlla bu ñu jëlee ci kër nañu dugal ci kër bu fekkee mënuñu ñoo dugal ci kër wóor na yàlla man damay dugg ci sama biir néeg toog maak sama njaboot bulldozer bu ñuy maasale xanaa dañuy boole maasale te boobaa loolu histoire dina ko bind su boobaa loolu histoire dina ko bind bés bu ñu ñëwee rey nit ñi wala ñu néewal leen doole tasaare seen njaboot histoire dina ko bind su fekkee bëgg nañu réussir nañ jox nit ñi ay kër jox nit ñi xaalis bu doy ñu dem dëkki feneen sama kër xoolal ni mu toll ñu ne am ay 2 millions kër Mbaye Fall fan la fa nit di amee kër guy jar 2 millions amul garab ga nekk sama kër nga xamante ne heure bu ñuy añ ci garab ga la ñuy taaj añ bi di féexlu garab ga 8000 francs lañ ma ci fay nañoo xam ne ñuy cooc ci ban pays lañ nekk garab gi 8000 francs lañ ma ci fay te bari naa ci ay morom fii ci kaw plateau bi ñoo xam ne 8000 francs lañ leen fay ci garab yi mais na ngay def mais sëñ bi nañu waxante dëgg na ngeen xool loolu ah garab gu nit di féexloo ngay fay 8000 francs garab man daal li may wax mooy li ñëpp wax mooy dëgg ñun kenn duñu gën a gore yaakaar naa bu ñuy jaay gor boo ñëwee kër Mbaye Fall fa nga ko fekk li ñëpp di bañ moom la ñuy bañ duñu jóge suñuy kër tant que dugg ñu ay ci ay kër bu ñu mënee rey nag nañu rey sacrifier ñu mais duñu jóge suñuy kër wasalaam. ok Boubacar Diallo Boubacar Diallo teewal fii population bu Thiaroye. salaamaaleykum maa ngi nuyu public bi yëpp di nuyu ñi fi teew ñëpp
waaw ñun li ñuy wax bariwul bari na parce que fu mu toll nii ñun dafa mel ni train bi fi muy jaar am nand foy la boo xamante ni kenn dëkku fa ñoom état bi boo déggee ñuy wax da ngay sentir ni train bi fi muy jaar nickel quoi amul benn problème da ngay ñëw rek nga jàll ay nit dëkkuñu fa dafa mel ni ay mala sax xanaa boo leen di yëkkati li waa ji wax ay ginaar boo leen di yëkkati faa nga ut nguna mbaa njàppaani lekk lépp ba mu jeex amul werante buñ jàppee ni nag banlieue bi ay naxa fa dëkk wala ay waya ñi ngi nax seen bopp président bu nekkee déggul lii ñi ngi bëgg mu dégg ko tey sagam moom moo mën a tuxu palais bu nooy bële ñu koy defaraat waxuma laa ñun ñi nga xamante ni suñu kër yi lañu am ñun foofu ñu caaxaan ni suñu kër yi ba naree jël dana ko jël ñun liñ laaj jafewul ñun laaj ñu lu ëpp soxlawuñ lu ëpp état bi lu mu am na ko lekk moo xam ñun suñ yoon newul ci loolu ñun liñ leen laaj ci kër lañ ñu jëlee nañ ñu dugal ci kër laaj ñu leen lu jafe camp baa ngi nii camp Thiaroye ngi nii toll nu ko neex nañ ñu fa dugal ñeneen ñu dëkk feneen nañ leen dugal feneen Sénégal dañ fee mën a toog naan amuñu suuf nañ bàyyi ci affaire Golde Pouye yi yëf caaxaan la waay jërëjëf Mamadou Baro teewal fi waa Thiaroye Fass Mamadou Baro waaw mën na jël kàddu bi. auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim maa ngi sant mbooloo mi ku nekk sa tur ak sa sant sama waxu mënu bari fii parce que li ma bëggoon na wax yëpp wax nañ ko mais dinaa ci dolli pour man yërmande Macky Sall ëpp na toroxal doomu Thiaroye yëpp lii laa war a xoolal sa njaboot bi nga yor si sa kër bu añu reeru ndekkuñ nooy mel Thiaroye sonn na nelawuñ guddi nelawuñ bëccëg te wóor na ma dund naa Thiaroye ñeent fukki at yoo xam ne Thiaroye li mu mën a moo ëpp mboolem projet boo xam ne moo nga indi ci bi Sénégal Thiaroye li muy dunda amul benn projet bu koy dunda Thiaroye nga am 200 francs nga dem lekk ba sa biir bi fees nga dem sa yoon yaay xamut papa xamut jigéen yi am na góor yoo xam ne ñu ngi fi mënuñ joxe dépense jigéen ñoo joxe dépense ci Thiaroye la am bari na fi da ngay gis xale yoo xam ne nga jur sa xale nga mën nga kaay nga añ mën na suur na foofu fan la lekke 200 francs bu ko nit ku baax may fa la rek mu dem lekk ko mën a suur na Thiaroye rek nga am Thiaroye nga am 1000 francs nga joxe dépense amul beneen quartier boo xam ne da ngay yor sa 1000 francs nga di dépense Macky Sall dañ laa ñaan li lay war a suuli nga utal nit ñi fu ñuy dëkk ñaar fukki milliards yëpp xaalisal dëgg la neex na dëgg mais joxal nit ñi kër fu ñuy dëkk surtout ak seen njaboot nga gunge leen moo gën jërëjëf wasalaam jërëjëf sant naa la di la gërëm nag am naa yaakaar rek man suma bokku nga bu ma sañoon Sénégal fii yaa fii toog nag dafa lu la fi toog loo am na ñoo xam ne ñu ngi si sa wet di la nax di la jox di la wax lu leen neex pour seen ceeb tooy bu leen déglu jàddal li nga xam ne Sénégal yëpp loolu moo gën ok jërëjëf kon dañuy daal di des Thiaroye ba léegi bi yoon nag dañuy dem fële sa Thiaroye Gare askan wa fay yeewoo ki leen fi teewal di woy ci turu El Hadj Sankharé moom mooy intervenant bu ñu mujj bi dernière intervention d'abord en commençant par naqarlu bu baax lu ñu waa APIX di def ak état bi di leen wax ne xam nga ñàkk respect mënul weesu nga jël ñi nga xamante ne nii amuñu benn xam-xam di leen yabal sur le terrain ñuy liggéey mais administration nan la mën a liggéeyee ba ay 22 heures ci guddi ñuy ñëw di yee nit ñi actuellement ay 22 heures la ñuy commencé seen liggéey di dugg ci kër yi di demander nit ñi di leen demander ay information ba pare leneen tamit yow benn papier bi rek bi nga xamante ne ni moom la fiche d'information yi nekk dañ la koy andil nga poser la ay question remplir ñëwaat demander waat la même question remplir at ay 3 fois 4 fois mais loolu pour lan xam nga Macky Sall ak waa APIX lu ñu bëgg ñu respecter doomu aadama yi ñun lu ñu yor ñaanuñu leen ko ñun suñu droit la ñu nekk ñun newuñu fi di ñaan wala di lii wala di laa mais xoolal cadre éducation bi tey jii nii actuellement ci kaw plus de 5 écoles mais ñëpp ñu dëkk ci Thiaroye ci raay bi fan la ñuy jàngee actuellement boo leen déplacé fan lañ jëm léegi cadre boobu yooyu nëb yëpp moom xoolu ko léegi marché bi
ñu bëgg fee jël plus de 7 hectares jox ko commerçant yi au détriment des populations léegi loolu pour lan cela veut dire que commerçant yi seen njaay yi ñoo ëpp njëg nit ñi mais du yoon et que ci am na yeneen points yi nga xamante ne nii maa ngi ciy duggaat mooy ci côté étudiants yi tey jii nii l' étudiant qui est à Thiaroye s'il veut déplacer pour aller à l'université tey jii nii day dox ba télé bu bees passe 225 pour dem léegi kooku noonu boo ko fi jëlee yóbbu ko xamul fu mu jëm fan lañ jëm léegi nga bëgg ñu yóbbu ak passe bii nii ak train express bii nii train bi du pour ñun train bi du pour ñun fay bii nii ñu bëgg a fay ñun duñ ci dëkk duñ dugg ci train ñun ay Tambacounda la ñu bëgg a jëmee ak loolu duñ ko mës a nangu ñun nawuñu fi ok nawuñu fi nekk ay morceau nit ak wala lee ñun mag yi ak waa APIX lu ñu leen bëgg a xamal ñaanuñu leen suñu droit la ñu nekk il faut qu'il nous loge nañu jox ay logement ñu dëkk camp baa ngi fii yeneen i endroit wañ fii nañ ñu jox surtout jàngu xale bi loolu moom lu bëgg suuxal jàngu xale yi mais tey jii nii jàng bi day yàqu suñu jàng day yàqu ñun ñii man mii j'avais pas mal de projets yi nga xamante ne nii bëggoon naa ko réaliser mais bañ commencé depuis 2016 lañ ñëw boobu noonu actuellement mu ma fekk may def terminal mais ak kii bii nii yow sa problème soit universitaire sax da ngay am problème parce que xamoo yow bu fekkee yaa ngi dëkk fii bëgg a jàngee à l'université à l'UCAD tey jii nii ak problème bi nii doo xam fan nga jëm da nga naan est-ce que su ma defee fii nii duñ ma sànni si dëkku àll yi yooyu yëpp ay problème la tey jii nii ki nga xamante ne nii fii lay liggéeyee à 100 mètres de chez lui di fa am gagne-pain am nga bëgg ko déplacer yóbbu ko à Tambacounda wala ainsi de suite kooku noonu. ok tey pour mu am ci c'est un problème. ok jërëjëf moom muy El Hadj Sankharé teewaloon fii waa Thiaroye Gare moom moo nekkoon dernier intervenant bi su ko defee kon damay daal di ñëw ci ñi nga xamante ne ñoom laa seqal plateau bi rek ñu def benn tour de table rapidement ndaxte temps bi daanaka li ci des bëreetul lool waaye balaa ma leen di jox kaddu gi rek ma am benn information boo xam ne dama koy jàllale ñi ngi may xamal léegi ne police ñi ngi ci suuf bëri fa takku fa lool ndaxte li ñu seetlu mooy ci suba ba léegi ba ñuy waajal enregistrement bi ñi ngi def ay ronde ay car yoo xam ne dañuy dem ak a ñëw ñuy xam di leen di xamal ni nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy les impactés du terre ñëwuñ fi pour ñaxtu ñëwuñ fi pour manifestation publique dañu ñëw pour def émission enregistrement émission fii dans les locaux ci profité di interpeller la direction générale de la police nationale di interpeller le procureur de la république provocation la ñuy bañ dañu ñëw pour def émission ñëwuñu pour def ñaxtu provocation la ñuy bañ ñu bàyyi ñu def suñu liggéey convenablement ñoom bu ñu fi génnee kenn ku ci nekk da ngay duggaat sa kaar dem fa nga jëkk waa Caaroy dellu Caaroy waa Yëmbal dem Yëmbal waa Pikine dellu yëpp defar manifestation taxu ñoo jóg enregistrement d'émission lañ ci ñëw def may interpeller ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko war a dégg ñu jàppee ko noonu jërëjëf su ko defee kon damay daal di dellu ci plateau bi ñu def rapidement benn tour de table rek avant ñuy clôturer émission bi monsieur Cissé dal leen rek defe naa ne répétition la ñuy def mais leer na lii mooy suñu mbëbët te ku yaakaar ne mën nañu intimider da ngay nax sa bopp ñu suñu bakkan dañ ko teg suñuy kaw kër du police du keneen ku ñu ragal police sax amuñoo ñoom heureusement on a une police ba nga xam ne bu consciente la keroog ba ñuy interpellé par des ordres yi jógee ci kaw ñee ñu fa fekk man heureusement léegi y a des commissaires yi nga xam ne si seen carrière nañuy sàmm ñu ay manipulation étatique que ce soit le tribunal que ce soit ñeneen bu fekkee ni un magistrat nga da nga war a sàmm sa carrière mais faut pas que ñuy topp ay état muy manipuler à ne pas finir loolu dafa war a jeex ci Sénégal et que tamit lenn naa leen ko wax ci projet bii lii moom defal lu ñu bëgg wala suñu kër yi moom xalaatu xam nga yéen a ngi nekk foofu naan buñ ñu ñëwee fekk ñu foofu kii ñu dañuy riposter ñu duñu ragal nous ne sommes pas des peureux. On va loolu laa doon sama ne ñëwoo table de négociation tijji nañ ko bind fépp fu ñuy jaarale ci yoon lépp ci yoon nañ ko jaarale ba instant bi may waxee yow nii ci yoon nañ koy jaarale te dañuy lancer un appel à tous les personnes affectées par le projet que ñëpp nañ topp derrière le collectif moo door bu ñu leen jox ngeen exécuter ko ba mu jeex tàkk lu ñu bëgg rek yàlla na jeex ci jàmm. et puis nag damay lancer benn appel ba nga xam ne fàtte naa ko y a des vieux yu dëkk sama koñ nee na bu demee ba kii ñoom ils vont faire des déclarations ci kaw raay bi train bi jaar ci yow maanaam dañuy def suicide te loolu du ma ko néewal dama koy wax parce que dañu maa yónni wax ma ko nee na naa wax loolu ñëpp dégg ko Sénégal bi yëpp dégg ko
ils ont dit que dinañ def déclaration ci kaw raay bi bu ñu leen naree toroxal train bi jaar seen kaw ñu def suicide parce que loolu jihad la c'est ce qu'ils ont dit donc il faut que ma relater cette information pour Sénégal bi yëpp dégg ma bëgguma nag dara am fi ñeneen ñi waxuñu woon lii loolu daal laa amoon pour wax ko. ok jërëjëf ñu ñëw ci Guèye Babacar Guèye moom tamit mu def sànni ci kàddu voilà li fi jotee jàll te ñun ñëpp ñu yëkk vraiment loolu doy waar après avoir réalisé 2 alternances nga xamante ni Sénégal mu ngi réclamé wu ne moom vitrine la ci en matière de démocratie yaa ngi dégg parce que ñun ñëpp ñu nekk ci réewum démocratie am droit def suñu manifestation wala par exemple suñu émission locaux yi ñu fay defee ñu dégg à notre surprise générale ne la police bu ñu foofu pour xaw ma c'est pas quelle raison mais loolu moom yaakaar naa yëngaluñu sax liberté wala borom réew mi ci boppam la ñuy wax dañ ne daañu xam ndax ñun dañu nekk ci république wala dañu nekk ci tutelle demain c'est ce que l'on va voir suñuy kër égal kër dañ jël armée nationale tekk fii duñu tee wax li ñu bëgg a wax ci république lañu nekk jërëjëf ko ñu tëjee ñu joxal mo micro bi rek ki nga xamante ne moom mooy Pape Abdoulaye li moom tamit mu tënk waaw kàddoom ci li mu fi mu terminé rek laay commencé dama bëgg ñu xam ne ñun banlieue ay ragal dëkkuñu fa nee nañ ragal du jéggi raay lii ñuy def ni intimidation bii ñuy def ni dañuy sonal seen bopp rek waaye bu ñu xamoon li ñu xam waat naa ko ci yàlla bu ñu xamoon li ñu xam yii sax duñ ko jëf parce que ñun dañoo pare ñun joxe nañu suñu life ba pare ñun dañu bëgg mais ki la bëgg a toroxal même bu sa kër ki la bëgg a toroxal ñëw ñëpp xam nañ ni kër mooy sutura doom bi boo fa reeree domadaa kenn du xam ñu bëgg la génne ci mbedd mi di la def waay yow gis nga ñii nag fi ñu jëm ak ñoom xamaguñu ko sax ñu lancé benn appel rek te waa waxi nan Pikine gars yi commencé nañ ñëwaat di dugg seen kër di recensé am leen seen fulla bopp topp leen kër domaine privé la yaa ko moom sa bopp koo bëggul mu dugg fa du fa dugg xam leen lu ñu leen waxul te ngeen topp ci ginnaaw collectif bi ngeen respecté mot d'ordre bi ku ñëw ngeen am leen lu ñuy waxal dama leen ci collectif bi waaw. ok jërëjëf mu ñëw ci monsieur Cissé kon moom nga joxe rek li nga xam ne donc damay ñëw rek beesalaat mbir mi. parce que li ñuy wax ni intimidation bi du tey. li ñu doon wax am na confirmation bañ ko dalee wax ça fait plus d'1 an ñu ngi koy wax li ñuy def ci commission yi di xoqatal nit ñi. li ñu la wax boo ko jëlulee sa ñetti atu kaso xaj na ci wax nañ ko boo ko jëlulee da ngay ñàkk dootoo am dara. loolu intimidation bi yàgg na fi lii ñuy def nag ah mais gis nga lii yëfu naata xoona njaay la xam nga lu tax ñun dañoo judd yàlla nattu ñu dëkk caaro yi am histoire suñuy maam ba ñu demee xeexal tubaab bi libéré ko mu ñëw taxaw ni ko fay ma sama alal li nga ma ameeloon ah tubaab bi assassiné ko froidement mais tey du tubaab bi ay Sénégalais yu juddoo fii yaroo fii màggee fii jàngee fii Sénégal defal leen lu ne ñu fal leen nañ leen war a falee jox leen majorité ba ca war yépp ñooñu ñoo nar a tourné tey taxaw place tubaab ba def lu raw la tubaab ba defoon mais nañu xam ni suñu maam yooyu duñ ñu gën a gore ñun seen armée yooyu la ñuy xaar seen armada yooyu wax nañ leen ko bu ñuy ñëw tey di dajji kër yooyu duñu fa jëlee grava ay cadavre lañ fay jëlee te balaa cadavre nag yooyu di am dina am luy xew si diggante bi bien sûr parce que duñu tey rek mel ni ñu yeew seen loxo waaw nous on est prêts loolu kon jërëjëf de toute façon du ñu dugg si biir parce que amuñu mandat bu leen di permettre ñu accéder dans les locaux de vote yéen daal bu ngeen génnee li ma leen di ñaan mooy bu kenn yëngu-yëngal duggaat leen seen oto da ngeen ñëwoon émission dugg leen seen oto dem ñibbi nànk su ko defee ñu bañ a am benn raison bu ñu leen interpellé mbokk yi xarit yi loolu mooy li nga xamante ni moom la ñu cëraloon ci ay waxtu ñu doon ko waxtaane ci seen émission balance di tënk kaddu gi foofu rek di jégalu bu baax a baax public bi ñu waroon jël kaddu te jotuñoo dëj kaddu ndaxte temps bi moo xaw a gàtt rek di joxe dig daje beneen semaine beneen thème mu balance jërë ngeen jëf di leen wax ni tamit waa APEX dinañ leen dalal ci suñ jotaay yi di ñëw su ko defee kon ñu indi ay tontu ci mboolem interpellation yi nga xamante ni déggoon nañ ko fi jërë ngeen jëf ba